Ciao a tutti ragazzi, vi saluto, mi chiamo Mor e vi parlo da Torino. Allora, oggi parleremo esclusivamente di due cose molto importanti riguardo alla nostra comunità senegalese che vive qui in Italia. Allora, uno, parleremo del decreto Cura Italia del 17 marzo 2020. Secondo, parleremo del DL di rilancio del 18 maggio 2020. E su quel decreto faremo anche chiarezza molto approfondito riguarda l'articolo 85 che parla del lavoro domestico. Salaamaaleykum mbokki taalibe yi maa ngi leen di ziar di leen nuyu bu baax a baax man la Mor Talla Sarr seen mbokku taalibe maa ngi di nuyu di leen ziar fépp fu waay mën a nekk ci Italie ak lu ko wër. Alors ñu ñëwaat ba tey rek di gën a feddali ak di gën a leeral ba tey rek yenn xeetu bonus yi nga xamante ni bii jëm na ci askan wi te ñenn ci suñ mbokki taalibe yi sénégalais yi nekk fii ci réew mi ñàkkut donc ñu am réquisites yi ñu leen di leeralal rek ngir di leen soññ di leen teg ci yoon ak di leen fàttali li ci loi bi wax ak li ci décret bi wax ngir képp ku am réquisites yi rek nga mën koo dugal ngir mën a jariñoo loolu ñu lay jox. Alors dañ leen di fàttali rek tey ne IMS tey jii di 25 mai lancé na ci plateforme am lu ñuy wax donc la demande golf et badante. xam ngeen ne reddito di emergenza bi lancé woon nañ ko depuis barki démb demande yi waxoon nañ leen réquisites yi tey nag xëy na lancé donc la demande pour golf et badante mi ngi ci plateforme IMS bi ku ci dugg di nga ko gis pour mën a def demande bi. alors ñu fas yéene leen leeral rek maanaam demande yooyu ñan ñoo ko mën a dugal ak ñan ñoo ko mënta dugal réquisites yi yiñ ciy laaj ak nan lañ koy dugalee. alors lu tax ñu njëkke ci il decreto Cura Italia moom mooy décret boobu moom moo indi woon li ñuy woowe il bonus 600 euro per le partite IVA le stagionali e gli operai agricoli. alors lu tax ñu njëkke décret boobu mooy nel decreto di rilancio bi ñu wootee le 18 bi passé donc ci biir décret boobu dafa am lu ñuy wax article 85 mooy wax ci lavoro domestico. alors ñu fàttali leen rek ne lavoro domestico yamul rek ci lu ñuy wooyee golf et badante. alors li ko ëmb secteur boobu yaatu na trop ndax tey jii mën nañ ne ñiy def assistenza familiare ci lañ bokk, ñiy def donc babysitter ci lañ bokk, ñiy def li ñuy wooye gouvernanti ci lañ bokk, cameriere yi ci kër gi moo xam dañuy servi wala dañuy togg wala dara ci lañ bokk, kooki ñi nekk ci kër yi tamit ci famille ñu jël leen ñu leen di toggal ñoom it ci lañ bokk, di fóot di paase di bale di raxas ci lañ bokk, badante yi mooy xeetu liggéey boobu ci lañ bokk, autiste yi ñi nga xamante ni bi anke sax famille bi da leen a jël ñu leen di liggéeyal chauffeur ci biir famille bi di leen yóbbu di dem ak a ñëw ci liggéey boobu secteur boobu ci lañ bokk. alors les dames di compagnie anke ci lañ bokk, ñiy gunge maire yi wala paa yi di ànd ak ñoom ci jardin yi di leen gunge di leen yóbbu di leen indi ci lañ bokk. alors secteur boobu kon yaatu na li ñuy woy donc il settore domestico donc secteur bu yaatoo yaatu la. li tax nag ci article 85 bi IMS indi ci leeral yooyu yëpp mooy maanaam legge Cura Italia bi génnoon le 17 mars 2020 dafa am lu mu prévoiroon ci ay bonus jëmale ko woon ci yenn secteurs yi mooy ñi nekkoon ci wàllu agricole bi ak stagionale yi doon liggéey daaw ci hôtel yi ak borom partita IVA yi. alors ñooñu comme seen part bu njëkk ci loolu la woon ci bonus 600 euros te ñu ngi leen koy renouveler. alors décret bii génn nag ñu koy woowee il decreto di rilancio article 85 biy wax ci lavoro domestique dafa consacré benn bonusu 1000 euros maanaam 2 fois 500 euros pour ñi def lavoro domestique. foofu aussi képp koo xamante ne bii ci decreto Cura Italia bi dugaloon nga ci 600 euros yi ba jot koo fayeeku même booy def golf et badante aussi wala ngay def beneen lavoro domestique donc décret bii mënoo cee dugal. ñu fàttali leen rek IMS aussi nanguwut li ñuy wooye cumul mënuñu lay fay benn affaire ba pare am ñoo xamante ne bi ñoom it amaguñu seen àq ak yelleef la ñu war koo dugal
nga bëgg a ñëw aussi bëgg koo bokkaat ak ñoom fekk yow joxoon nañ la ba pare. kon ku nekk rek ak réquisites yi nga mën a dugale ak yi ngay laaj. Lavoro Domestico bi IMS lancé plateforme bi tey nga xam ne ku ko bëgg a dugal mën nga koo dugal képp ku laaloon ci bonus 600 € yi mënoo koo dugal. IMS aussi leeral na loolu ba mu leer nañ kon ñu xam ne golf et badante la concerné wut keneen ku defut boobu métier. alors dinañ leen leeral ba tey ñi ko mën a dugal golf et badante bi mën a dugal ci bonus 2 fois 500 € yi nga xam ne 1000 € lay doon dañ la koy fayandoo benn yoon mooy golf et badante bi nga xamante ne bi maanaam kii def lavoro domestique rek bi nga xamante ne bi avant le 23 février 2020 fekkoon na la nga am contrat bu nekk en règle buñ enregistré woon loolu la IMS wax buñ reconnaître aussi comme contratto di lavoro domestico. bu leen fàtte ne contrat su ngeen ko firmaare datore di lavoro bi day def lu ñuy wax donc la communication à l'IMS communication boobu boo eggee IMS moo koy vérifier xool contrat bi mu nekk en règle mu approuvé ko mu nekk contratto in regola. contratto yi aussi dañu am lu ñuy wax donc ay forme contratto lavoro domestique bu eggee ci IMS mu xool contrat bi mu nekk lavoro domestique ci réquisites yi mu wax te heures yi ëpp 10 heures de temps settimanale te yow mi koy def lavoro domestique golf badante wala bokk ci xeet googu ak loo mën di liggéey ca kër ak fanaanoo fa amoo fa vitto alloggio maanaam li ñu wooyee convivente yow déjà am nga réquisites yi pour mën koo dugal. réquisites yi mooy na nga am benn wala ñaari contrat yoo xamante ni bii avant le 23 février 2020 contrat yooyu ubbeeku woon na doon na dox ñu enregistré ko woon IMS mu leer nañ na fekkoon nit contrat yooyu ëppoon maximum 10 heures de temps jëm kaw ci semaine bi ci horaire yooyu yi nga doon def. bul am convivente it ca fa ngay liggéeyee ñetti réquisites yooyu boo ko amee contrat benn wala ñaar yu ubbeeku avant le 23 février heures yi ëpp 10 heures de temps te fanaanoo wala dëkkoo fa ngay liggéeyee réquisites yooyu boo ko amee mën ngaa dugal ci bonus golf et badante bi IMS lancé tey plateforme bi. leneen li muy tere ne kuy def domestico boo amee réquisites yëpp am na loo xamante ni mënoo ko booleeg moom pour bokk ci bonus boobu. su yàlla dogalee nga am contrat yu ubbeeku yëpp heures yi ëpp 10 heures de temps te fanaanoo fa ngay liggéeyee réquisites yooyu mën nga koo dugal mais nag am na ay contraintes yi mooy boo amee réquisites yëpp yow muy def lavoro domestico bul amaat beneen contrat boo xamante ne bi ci beneen typologie la maanaam beneen xeetu liggéey bul ci amaat beneen contrat boo xamante ne bi contrat bi indéterminé la. ginnaaw boo amee réquisites yi IMS di laaj yëpp matal nga 10 heures de temps yi fanaanoo fa ngay liggéeyee donc sa contrat ubbeeku woon na benn wala ñaar avant le 23 février mais nag bul amaat beneen xeetu contrat boo xamante ne bi à durée indéterminée la loolu boo ko amee rek loi bi da lay dàq doo ci mën a dugal. bañut it nga am contrat intermittente maanaam man ngaa am li ñuy wooyee beneen contrat feneen mais bu dee contrat intermittente anke bu boobaay di nga mën a dugal ci bonus 600 € yi. ñu fàttali ne contrat intermittente mbokki taalibe mooy li ñuy wooyee contratto a chiamata maanaam dañ lay woo rek buñ la soxlaa buñ la soxlawu duñ la woo loolu mooy contrat intermittente. alors li muy bañit li ñuy wooyee cumul ndax bonusu 1000 € yi jëm ci 2 fois 500 € ndax lavoratore domestico bi mën na ko boole ak yeneen forme de soutien ñu leeral loolu. IMS nee na képp koo xamante ni bi da ngaa dugaloon ci bonus 600 € yi tey def domestico mënoo dugal ci loi bi parce que li nga jot ci legge cura Italia bi bonus 600 € bi ëpp na li ñuy fay ci golf et badante bi. golf et badante bi 2 fois 500 € la kon boo jotee lu ëpp 500 € yi rek tu es exclu mënoo cee dugal. nee na it ba tey kenn mënu koo cumuler ak li ñuy wooye reddito di cittadinanza wala reddito di emergenza wala beneen forme de soutien boo xamante ni bi rek ëpp na 500 €. kon lavoratore domestique bi bëgg a dugal ci bonus badante yi bu amee beneen forme de soutien bi mu doon jël rek bu ëpp 500 € rek mënu cee dugal. bu matul 500 € nag mën naa dugal mais bu ko ëppee rek mënu koo dugal donc mënu koo cumuler ak leneen lu ëpp 500 € moo xam reddito di emergenza la wala reddito di cittadinanza wala beneen forme de pension bu ñu ko doon jox. loolu aussi yaakaar naa leeral nañ ko ba mu leer nañ. IMS it moo ngi xamle ne lavoratore bi nga xamante ni bii dafa bëgg a dugal ci bonus 600 € yi ba am réquisites yëpp 500 € yi
ci plateforme bi enregistrement bi bu fekkee booy def demande bi ñu ngi lay exiger nga am lu ñuy wax IBAN boo xamante ni bi ci sa tur lay nekk yow mi koy def demande bi soo amut IBAN mën nga procéder li ñuy wax il bonifico domiciliato mooy maanaam ñu indil la lettre sa kër nga dem ci office postale ginnaaw bi nga defee demande bi te nangul la ko nga dem fayeeku ko. nee na it bépp lavoratore domestique boo xamante ni bi sur le territoire italien amoo fi résidence may nañ la aussi maanaam domicilio fa nga dëkk via ba nga dëkk muy domicilio donc nga ci demande bi nga compilare via boobu noonu ne mooy sa domicilio fa nga nekk ngir bu lettre ñëwee nga mën cee jot waaw. képp kuy def demande bi daal tam réquisites yi na nga yor sa IBAN boo moomal sa bopp soit boo ko amul nga def li ñuy wax bonifico domicilio. bonifico domicilio anche boo amul résidence sur le territoire italien may nañ la via bi nga dëkk jamono ji nekk fa nga présenté turu via boobu ak numéro bi ngir lettre mën a ñëw fekk la foofu ngir bu ñu la nangulee nga mën a fayeeku. loolu aussi doon nañ ko leeral ci biir demande bi nga xamante ni donc IMS lancé na ko tey jëm ci golf et badante yi yaakaar naa donc réquisites yi moo ngi noonu. leneen liñ ci dolli mooy képp koo xamante ni bi ci suñ siste yi suñ papa yi sœurs yi et tout am nga réquisites yu ñuy laaj da ngay def lavoro domestico soo mënta accéder ci portail IMS bi mbaa mënoo def demande bi tam réquisites yi soo amee codice PIN bi tax ñuy mën a dugg sa page boo ma ko envoyé ak say document dinaa la defal demande bi gratuite te duma la ci laaj dara. may fàttali ne képp ku am codice PIN nag laa wax codice PIN ku ko amut te bëgg a def demande bi mën ngaa téye sa codice fiscal ci sa loxo woo IMS ñu laaj la say données nga joxe ko ak sa numéro téléphone ñu envoyé la sa codice PIN wala nga dem ba ci office IMS bu nekk Italie nga laaj sa codice PIN ñu jox la ko. soo mënta dugal mbaa ci GL wala commercialiste bu la dugal jegewu la soo ma envoyé sa codice PIN ak sa codice fiscal ak documents yi ñuy soxla pour demande bi dinaa la defal demande bi envoyé la sa receveur te duma la si laaj dara. alors leneen li ñu doon leeral rek mooy IMS lim jublu foofu mooy bëggul ñuy cumuler demande yi ku laaloon ci 600 euros yi rek bii pas lii pour lavoro domestique la ñoo ko moom jarut donc ngay jéem a espérer pour di def demande bi. cumul yi aussi wax nañ leen ko liñ ko mën a booleel ak liñ te mënta booleel leeral nañ leen ko. alors la ministra del lavoro Nunzia Catalfo moo ngi leeral ba tey di xamle ne maanaam stagionale yi ñu boccaaree woon ci bonus 600 euros yi ak ñi ñuy wooye contratti intermittenti maanaam ñi amoon contratto a chiamata stagionale ak ñi nga xamante ni bi dañ doon def li ñuy wooye lavoro porta a porta te dañ leen a boccaare woon ci Cura Italia bi. alors nee na ci semaine bii di ñëw daal dina leen trouver solution moo ngi xool nu mu leen di trouver les solutions ci semaine bii di ñëw ñoom it ngir am bonus bu ñu leen mën a compenser. loolu aussi moom moo nekkoon ci lu ñu leen waroon a leeral tey rek ñu xamee ko noonu donc bu amee leneen lu bees aussi wala leneen luñ ci war a leeral rek dinañ ko waxaat mbokki taalibe yi leeral leen ko ba mu gën a leer. liñ ci dolli rek mooy di leen xamal ne bonus 600 euros yi deuxième mois bi IMS commencé na koo fay depuis le 20 mai. donc képp ku dugaloon sa IBAN wala nga defoon bonifico domiciliato boo recevoir message bi rek wala nga dem sa carte dem xool sa banque donc di nga recevoir sa paiement depuis le 20 donc mois avril bi ñu ngi commencé di ko fay ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf.